dugalaaloon lu jëm si dépénaliser wàllu loi góor jigéen lan moo boole ñaar yooyu. voilà ñaar yooyu dañoo soriwoo man kay li ma jaaxal mooy ñaar yooyu wax dëgg yàlla dañoo soriwoo trop ndax boo xoolee fu ñuy voté ne nañu criminaliser viol yaakaar naa foofu amu fa soxla ñu fay tudd ñu fay dugal beneen projet de loi boo xam ne dafay wax ci wàllu ngóor jigéen te li nu seetlu loolu ñu ngi ciy gërëm bu baax nag ñaari député yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom ñoo taxaw foofa taxawaay boo xam ne taxawaayu citoyen dëgg la kenn ki di Mouhamed Lamine Diallo ki ci des di Mouhamed Lamine Bara Dolly ñoom vraiment ñooñu laa ci jot a xam seen tur ci ñoo xam ne taxaw nañ fa taxawaay yu rafet te jàpp naa ne wéetuñ ci ndax yeneen député nga fa yoo xam ne xam nañ lañ ci wàllu crédibilité waaye xëy na ñaar ñii lañ ci jot a xam bu ko defee kon ñaar ñooñu dañuy def mënuñu lu dul rafetlu seen taxawaay ndax buñ fa nekkul woon li wér te wóor mooy am na benn mbuxum boo xam ne waroon na mën a jàll mbuxum boobu mooy lan mooy li nga doon wax léegi xawoon koo junj ci benn article boo xam ne ñu ngi koy tuddee article 319 article 319 boobu ci code pénalu réew mi dafa condamné bu baax acte contre nature peine bi demoon na ba ci ay 21 ans mais jamono bi ñuy bëgg a voté loi boobu ministre bi nga xam ne moo doon proposé projet de loi bi bëggoon na dugalaale encore article 319 boobu peine bi nga xam ne moom lañ teg góor jigéen ñu wàññi ko defee kon jamono boobu ñu ngi wàññi peine bi ñu waroon a teg góor jigéen ñi ci moment yoo xam ne ñu ngi augmenté peine bi nga xam ne moom la ñuy teg violeurs yi te ñaar yi ci diina ñaar yi ci nitug diina ku ne xam na ne li ñuy tuddee liwaata muy homosexualité ñaawteefam moom la diina gën a ñaawlu moom la gën a bañ te dégg na yàggul dara ay sëriñ yoo xam ne wax dëgg yàlla def nañ ci ay taxawaay condamné ko rigoureusement ci kanam ay mbooloo yoo xam ne dañu bàyyi ko fu ne mën nañ ci tudd cité ci ku mel ni Serigne Mbaye Sy Mansour mu ñaawlu benn acte bu mel noonu teguñ ca lu man ñaari weer ku toll ni ministre dem ci lu toll ni assemblée nationale di gaaral benn projet de loi naan loolu sëriñ bi doon ñaawlu kat muy wàllu ngóor jigéen geeg pédophilie bi maanaam astaghfirullah lesbienne beeg yu ni demee yooyu nañ wàññi seeni pen kon loolu mu ngay kokkali jamono boobu chef religieux yi ci moment boo xam ne mu ngi sigil bu baax organisation des défenses des droits de l'homme yi ak organisation des défenses des droits des femmes yi kon dafa mel ni fii organisation yooyu ñoo fi ëpp crédibilité ñi nga xam ne ñooy chef religieux yi loolu man laa ci gis muy doy waar loo xam ne jar na bàyyi xel bu baax heureusement nag taxawaay ñaari député yooyu tax na ba projet de loi bi moom jàllut jërëjëf ñoom ak mboolem ñu doon jàppale. léegi nag loi bi maanaam bu nekkoon am nañ lu ñu bëgg mooy woote ko. waaw. te population moom xam nañ ne ànduñ ci loolu. exactement. te ni nga waxee tamit mooy loi internationale. lan nga jàpp ne moo maanaam da war a kii daal maanaam ñun ni ñu war a taxawee dañuy ànd ak international wala. waaw foofu nag benn njaxas la sëñ Fafa Sénégal dafa bokk ci pays signataire ci ay instruments yu bëree bëri internationaux et régionaux instruments internationaux nationaux et régionaux ñun dañoo bokk ak réew yu bëri ratifié droit yooyu ci niveau international. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1983, nga xam ne moom mooy définir bu baax ci article 1er lan mooy violence faite aux femmes article boobu wax na ci lu yaatu définir na ko kooku ci wàllu googu da ngay jàpp ne Sénégal da ko ratifié dafa bokk maanaam ci ñi nga xam ne signé nañ fa ci suñu tur ñun ñii ne nangu nañ ko déclaration boobu na nga xam ne dañ ko renforcer par beneen loi beneen déclaration muy lan Convention des Nations Unies pour l'élimination
de toutes les formes de violence à l'égard des femmes ñu koy tuddee CEDEF ñu ngi ko adopté en 1979 ratifié ko sans réserve par le Sénégal maanaam suñu gouvernement daf ko ratifié sans réserve par 1985 lañ ko ratifié te dañuy wax ne encore ci niveau régional ne bokk na ci instrument ratifié par le Sénégal ba tey la référence en matière de protection des droits humains des femmes ak protocole bi nga xam ne mooy protocole additionnel à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et plus communément appelé le protocole de Maputo loolu ñun dañ ko ratifié d'accord ca loo boo gisee ne mu tudd loi yi maanaam droit yi maanaam convention internationale yi moo di ne traité yooyu nga xam ne ñun dañu ko ratifié suñ leen xasee ratifié dañuy ëpp doole suñu loi réew yi pour tontu sa laaj bi doy na sëkk rek ñu ne approuvé nañ ko et publié nañ ko dafay daal di am autorité supérieure à celle de nos lois moo tax laaj bi nga laaj xaw a sew xaw a am solo bu boobaa kon convention yi dañuy s'imposer wu ci suñu kaw suñu kaw dispositif normatif nationaux yi nga xam ne ñoom la suñuy député di voté dañ leen di ëpp doole bu boobaa nag àla kulli haal ñu xool ne Sénégal dem na signé convention yooyu nga xam ne ñoo ëpp doole ñun suñuy luwaay réew kon ñu ëpp doole adopté nañ ko suñu réew dem na signé ko bokk ca am na ay organisation yu nekkaat ci biir réew mi appuyé nañ ko ñu ngi koy sàmm ne faw ñu wéelu ko am ci pegg réew mi nag ñoo xam ne ñoom ñu ngi ci biir réew mi ñoom ci seen tur lañ doon signé ci seen tur lañ doon adopté convention internationale yi mais ñoom nee nañ ñoo gën a bëri ñoom it d'accord ci problème day am te man gëm naa ne ñii nga xam ne ñoo nekk ci suuf ci biir réew mi nekk ay association islamique di ay tariqa di ay chefs religieux di ay leader d'opinion kenn ci ñoom d'accordul ci mbirum góor jigéen te malheureusement institution yu ñu ëpp doole ratifié nañ ko ñun sénégalais yi adopté nañ ko fa ci suñu tur njaxas dana ñëw ndax faw suñu chef d'état yi dañ koy wéyal te buñ ko xasee wéyal faw suñu loi réew daf koy respecté daf koy wéyal ala kulli haal njaxas la ñu indi moo tax loolu nga xam ne moom la ñaar député yooyu def ci assemblée nationale fexe ba loi bi bañ a jàll man jàpp naa ne loolu lu am solo la ndax bu loi bi jàlloon ñu xëy rek sénégalais yëpp yëgandoor ne loi bi jàll na mën na indi ay bouleversement yu bëree bëri mën na indi coow yu bëree bëri ci biir société bi ndax peuple ñu ëpp doole fuuf et ay droit international ak yeneen ndax peuple bi ñooy majoritaire lépp loo xam ne une petite minoritaire da ko signé ci seen tur ñoom am nañ sañ-sañ taxaw ne lii engagé wuñu te su boobaa loolu di jàll moo tax man jàpp naa ne yu bëree ngi nii ñu koy wéyal ker bu ñu amee yenn chef d'état yoo xam ne dëgg-dëgg ay autochtone lañu ay patriote lañu yu ci bëri danañ ko xoolaat waaw yu ci bëri danañ ko xoolaat dindi ko sànni ci àll ba ndax dëppoowul ak sunuy pas-pas dëppoowul ak sunuy aada dëppoowul ak sunuy ngëm-ngëm